di rafetlu seen ànd ak RFM di leen dalal jàmm ci penco gi ak RFM ak ñun ci téléphone bi docteur Ousmane Gueye docteur maa ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar El Hadj Assane. docteur xanaa foofu yoroo fa garab yi tooy ak yooyu. nga dëgg de nga dëgg garab tooy de. yow moom boo laajee rek war nañ la ko mën a jox nag. wax dëgg gisagu ma ci da tooy meeg saqat mi daal. waaw mooy loolu daal maa ngi lay ziar bu baax na moo naa la Gueye. maanaam El Hadj Assane nuyu ñëpp di ziar ñëpp. jërëjëf di ziar sama xarit it professeur Daouda Ndiaye professeur. El Hadj Assane. namm naa la waay Ndiaye. waaye maa ngi raw yow manqué woon nga ñu de mais alhamdulilah. jërëjëf Ndiaye jërëjëf. nuyu suma mag suma xarit docteur Ousmane. jërëjëf docteur Ousmane. waaw El Hadj Assane maa ngi nuyu professeur sama xarit. sama waay. di def liggéey bu rafet ñëpp di ko rafetlu. alhamdulilah. di leen bëggee rek yow ak moom yëpp. jërëjëf ak auditeurs yëpp. jërëjëf macha allah jërëjëf Guèye balaa corona bi xam naa fièvre jaune bi ndax su ma juumul tey la ñuy départ. ci ñàkk gi ñeel jàngoro jooju nga xamante ni budul sax fièvre jaune ku ne xam nga ni jàngoro yi yenn yi moom di wala teeka law ñàkk rek a ci mun dara kon ñàkk gi ñeel pays gi ñu ñaan suñu borom yeggale lépp askanu ko penku Sénégal ak bërëb yam feeñ yëpp jot ci ñàkk yi. amin amin waaw tey de dañ koy tàmbali ci région Tamba ak Kédougou. wax dëgg yàlla fièvre jaune muy feebar pays bi ñuy wax. nga xam ni Sénégal depuis boobu ba léegi xale bu judd rek bu am juróom-ñeenti weer dañ la koy ñàkk. ñàkk boobu nag du ñàkk mooy am ñuy rëcc. li ñuy wax rek boo bëggee def couverture vaccinale rarement ngay am 100%. maanaam téeméer boo jël. rarement ngay am téeméer yëpp mën nga cee am juróom-ñeent fukk ba juróom-ñeent fukk juróom mu am juróom yi rëcc yooyu nag ñooy dem ba yenn jamono yi feebar bi feeñ ci ñoom. waaw yooyu itam day am ba taxoon na Sénégal boobu ba léegi mu am li ñuy wax ay site sentinelle de surveillance dañuy surveiller épidémie maladie à potentiel épidémique mooy maanaam jàngoro yoo xam ni mën nañoo wàllee yooyu. dafa am ay sites yu nekk ci région yi yëpp pratiquement dañ koy surveiller tout le temps loolu surveillance boobu nag moo taxoon fan yi ci gannaaw ñi détecté ay cas bi ñu détecté cas yooyu rek ñu ne ñàkk bi il faut ñu defaat ko donc ñu war a def campagne de riposte à partir d'aujourd'hui ci ñaari région yooyu équipe yëpp ñu ngi sur place glaciers yi yëpp dem nañ bu yàgg vaccin yi yëpp dem nañu tàggat nañu ñi ko war a def orienté nañ leen. wax dëgg yàlla war nañ koo tàmbalee waxtu ji may wax ak yow. très bien di encourager ñu ko war a def parce que xam nga ni ko waa ji waxee vaccin yi duñu yóbbu seen bopp ay nit a koy jël dem ba ci ruq-ruqaani gox yi Sénégal. ngir ñàkk askan wi ñoom tamit c'est tout à leur honneur. beneen surveillance bu war mooy wàllu aussi Ebola ak sunuy dëkkandoo yi Guinée Conakry ñu leen di ñaanal mu gaaw jóge fa waaye ñu nit ñu fagaru. c'est ça Ebola fi mu ne nii. ministère dana génnee sa communiqué officiel incha allah rabbi pour xam nga duñu teel a jóg wax il faut am nañu xibaar bi OMS dëggal ko ba pare après ñu sooy génnee xibaar Ebola nemmeeku nañ ko Guinée suñu mbokk Guinée di ñaan yàlla nag yàlla jeexal jàngoro gi foofu ba mu bañ a law fenn mais alaaji am na solo ñun ñu gën a taxawaat gën a surveiller comme niñ ko daan defee parce que Guinée ak Sénégal pratiquement benn la suñu frontières yi ñëpp xam nañ ñu mel donc sénégalais yi dañuy dem Guinée yi dañuy dugg Sénégal donc muy loo xam ne lu am solo ñu war koo surveiller surtout au niveau des frontières comme niñ ko daan defee mais Alaaji Assane xam nga mbir mu lu ci gën a am solo mooy muy Ebola muy Covid 19 benn mbir am na ci solo mooy raxasu c'est fondamental ci Ebola dañ la koy sant ne raxasu fondamentalement nga raxasu moytu contact yeeg yooyu c'est la même chose du jëm ci coronavirus de telle sorte que wax dëgg yàlla Sénégal taxaw na ci ñu ngi surveiller suñu frontières yi ñu ngi def suñu site sentinelle yi ñu activer leen bu baax a baax très bien di ñaax sénégalais yi aussi ñu continuer di moytu continuer di jëflante ak li ñu leen santoon Ebola naam xëy na mosuñu ko am fii wala amoon nañ benn cas suspect ñëpp xamoon nañ ni mu demee après mais réflexe yooyu nit ñi amoon réflexe boobu il faut mu ñëwaat donc loolu muy lu am solo et ministère de la santé taxaw na ci pour commencer waat sensibilisation lu jëmee ci feebar yi yëpp muy fièvre jaune bi muy Covid 19 muy Ebola
très bien toujours baat bi di set dafay dikkaat maanaam ñu wax sekke nag ngeewee ni ñu góorgóorlu tuuti ñoom it nag ah raxasi loxo yomb na yàlla corona gi toujours mu ngi yokk rek vraiment waaw corona da ngay dem ba dootoo ci comprendre dara quoi fi mu ne moom bu vaccin yi ñëwul musiba am de man de tey dama ci bëgg a taxaw tuuti sax wax covid 19 parce que boo xoolee cas yi mu ngi yokk chaque jour boo ko xoolee liñ naan transmission communautaire xamoo fooy boole nit ki am na doomu jàngoro xamoo fu mu ko jëlee moo ëpp tey téeméeri yoon ci li ñuy wax cas contact mooy maanaam ñu jaxasoo woon ak ñi amee doomu jàngoro tey jii ñoo xam ne laal nañ jàngoro bi am nañ jàngoro bi te laalewuñu ak kenn te xamuñu fan la fuñ ko jëlee lim bi yokku na mais Alaaji Assane benn seetlu war nañ koo am nit ñaa ngi ñàkk seen bakkan di Alaaji Assane waaw te vraiment loolu nit ñi war nañoo taxaw tiit taxaw ne lii war na dagg waxuma sax avant vaccin di ñëw mais fi mu ne nii boo xoolee mois de janvier ñi nga xayma woon ni benn sénégalais mu ngi ñàkk bakkanam ci lu jëm ci Covid 3 heures de temps bu ne ci février bi wàcc na sénégalais bépp sénégalais mu ngi ñàkk bakkanam ci 2 heures de temps ça veut dire que février moo war a gën a meurtrier sax janvier ba ñu xalaatoon xam nga loolu problème la Alaaji Assane chaque jour nga lim juróom benn bakkan bu rot fukki bakkan ak ñett fukki bakkan ainsi de suite vraiment war na tax ñëpp taxaw ne doy na nañ masaw ñi ñàkk seen bakkan famille yi ñàkk seen i mbokk vraiment di ñaanal ñeen ñi ñàkk seen bakkan yàlla xaare leen àjjana waaye ne nag wax dëgg yàlla war nañoo def suñ kemtulaay kattan suñ borom dimbale ñu pour ak mbir mi taxaw suñ kemtulaay kattan nag moo jiitu dimbal c'est fondamental waaw c'est fondamental Sénégal si toujours dañuy sàkku suñu borom ak ndimbal te ñun duñ def benn effort ndimbal nag yow sax booy dimbal nit ca gis ne kii moom dane mbàpp yi nelaw rek bu yàggee nga tàyyi parce que nombre de décès yi c'est inquiétant taux de létalité bi c'est inquiétant waaw wax dëgg yàlla loolu ku ko waxul rek yaa ngi nax askan war nañoo wax ni effectivement nit ñaa ngi ñàkk seen bakkan amul beneen stratégie avant bien évidemment vaccin yi di ñëw est-ce que danoo nar a continuer nii wala da nga naan stratégie moom ci nit ñi la des parce que effectivement ni ñu koy waxee pandémie communauté bi askan wi ñoom ñoo koy mu ngi mel ni boo feebaree ñu ne nga ne doo lekk boo forcé wul da ngay gën a faible bu ñu ci jéemul dara it du gaaw a jógee médecin boo fi mën a indi ci àddina askan wi ñoo féete mbir mi gis nga ay Assane stratégie tey jii boo xoolee muy autour des gouverneurs de région ñoom yëpp ñi ngi def seen CRG ñi ngi def seen réunion ñi ngi yónnee ndaw yi ñuy wàcc ci communauté bi di sensibiliser nga xool au niveau du ministère de la santé stratégie ñi ngi leen di développer di génne ay moyens ñi dem di wax di expliquer man je n'aime pas trop naan population mooy responsable mais population war naa jël responsabilité. ñooma nag. docteur c'est-à-dire nag gis nga nit ñi moom. waaw man pour man Sénégal fi mu toll. fii mu toll ci réew mi nit ñi kenn bëggatul wax nag li ne. parce que kenn bëggul ku la xas ak ku la mere. ca foog naa ni kuy bañ ku la mere bañal merug yàlla. non loolu wax li ne askanu Sénégal ñoo dëgër bopp ñooy def lu leen neex moo tax jàngoro ji du fi gaaw a jóge. il faut ñu jël suñu responsabilité. chacun individuellement. war nga jël sa responsabilité xam ni jàngoro bi tey bu lawee quelque part tu es responsable. waaw nit ki loolu la war a xam tey jii ñun amul beneen stratégie boo xam ne war nañ ko mën a inventer xam parce que on peut pas recréer la roue li fi ne mooy li ñu mayoon ndam ci loolu la ñu war a delluwaat tee ko bu baax mooy le sursaut patriotique sénégalais yi yëpp comme ni ñu ko jëlee woon ci tàmbale ne mbir mi suñu mbir la ñëpp dugal ci seen loxo man dama gis sañu daan contribuer sax vraiment kenn nangootul contribuer parce que il faudrait que ñu contribuer di génnee ay masques contribuer di génnee ay gel contribuer di joxe ay dispositifs de lavage di dimbali nit ñi je pense que ça également c'est fondamental il faut que nit ñi ñëwaat solidarité boobu nañ amoon solidarité nationale boobu ñu indiwaat ko jàppale nit ñi mais aussi nit ki aussi bu ñu lay jàppale aussi na nga ko jëfee ku ñu jox masque na nga takk masque na nga ko takk nu mu waree ku ñu jox gel na nga ko laalee ko nu mu waree ku ñu tegal dispositif de lavage nga def ko mais rawatina ci transport bi école bi marché yi
loolu je pense que nit ñi war nañu dellu soit encore defaat parce que li ñuy wax ni ay marché mënoo fa def distanciation physique mais mën nga takk sa masque marché mën ngaa yor sa gel marché je pense que loolu rek c'est déjà bien car rapide booy yéeg mais apprenti car bi ak borom car bi wax dëgg yàlla war nga ñoo mën a jox seeni apprenti yi gel kuy yéeg mu laal gel ñi chargé nombre ñi bañ a surchargé ñi bañ a surchargé loolu je pense que c'est possible il faudrait que ñu dem foofu merci docteur xam naa waaw ba suba incha allah jërëjëf incha allah ñu ngi lay gërëm docteur Ousmane Gueye professeur Daouda wax nañ ko ci corona waaye Ebola déjà ndax gis nañu moom yenn ci pàcc Afrique yi surtout Afrique centrale ak Guinée yab na leen lool ca Ebola it du jàngoro ju ndaw moo corona gi. waaw jërëjëf El Hadj Assane da nga may baal rek ma jaale sëñ Mansour Niass di ci jóge maa ngi dégg nga ci waxtaan si suba yàlla xaare ko àjjana ak bépp jullit ak bépp doomu aadama daal bi fi jóge waaw xam nga dañoo nekk ci jamono boo xam ne boo ko xoolee El Hadj Assane dafa am bouleversement ci lu bari ci lu wàllu sanitaire te moo waral tey lu bëri ñu koy gis nga en 2014 su ñu amee fàttaliku bu tuuti rek bi ci Ebola bi njëkkee ñëw amoon na àdduna wérngal képp ñëpp dañoo ànd liggéey commencé liggéey ci ñu naan One Health maladie émergente et réémergente ñu ne woon boo xoolee même ñu suñu waxtaan depuis le départ wax nañ ko nee woon nañu ne il faut que d'abord c'est pourquoi li docteur Guèye di wax Ousmane ñu ciy jàpp bàyyi xel man yëpp yàgg nañu wax ne ram boo jëlee ñu ne raxas loxo ak sol masque gëw mën a loo xam ne la lu ñu war a mën a bàyyati la ci àdduna pourquoi parce que àdduna ci wàllu médecine dañoo dem ba gis ne suñu dëkk ak mala yi dafa dem ba finalement boo xoolee àdduna lépp ñu ngi commencé jël place su mala yi ci dëkkuwaay bi suñu dund dañuy xaw a jege ak mala yi ci lu bare te surtout du mala yi nga xam ne ndun la ñu leen doon xam ce qu'on appelle les am na yu qu'on appelle les animaux domestiques ñooñu yàgg nañu dund ak moom am na yeneen yi nga xam ne ci àll bi lañ leen xamee woon dañoo commencé dugg ci askan ñu leen fekk seen place fekk li ñuy gis ak li dul gis am na ba tey jii ni corona bi kenn mënu na alaaja san ban mala moo ko jox doomu aadama yi même fekkee ne Ebola bi ñëw gis nañu ne ay ñooñu golo yi ak yeneen ñoo ci gënoon a bokk yi ñu joxe ci dëkk Afrique centrale mais xamoon nañu ne fii ak ay diir même corona ñaanuñu ko yàlla mais wax nga léegi c'est-à-dire que il faut aussi bu ñu wax dëgër ñu wax te yàlla tax même corona bi fi bu jegee am na yeneen jàngoro yu ñuy geet yu ñuy xaar donc ce qui fait que Ebola bi ñëwaat ci nag day gën a jaxasi carte gi parce que ñoom ñaar dañoo bëri doole bokkuñu ni ñuy wàlle bokkuñu ni ñuy manifester bokkuñu ni ñuy reyee bu fekkente ne bii rey bi bariwul te di xoolal li rey ci corona te boo jëlee Ebola moo ko ëpp doole fukki yoon ak juróom-ñaar mu ñëw bokk ci ñu naan ay fièvre jaune a ngi fi moo tax ma ne lenn liñ ci mën a génne loolu mooy je pense que mooy information bi docteur Ousmane insisté na ci mesure mooy ci loolu population bi li ñu war a def mooy aujourd'hui et on le dit du lu bees quand on dit que la santé elle est préventive avant d'être curative mooy prévention mooy wàllu wér-gu-yaram muy Ebola muy Covid bi muy lu mu mënti doon bu fekkente ne doxante ne ak kër docteur du ma ne doo ko am de mais chance pour nga am ko bu fekkee téeméer la juróom-ñeent fukki yi ak juróom perte day dem dootu amati mu jaar donc nañuy sóoraale lii encore une fois dara watu ñoo bett bi moo tax cet gi Ebola moom ak leneen Ebola cet la ak leneen te yàlla def na nañu may nañu loo xam ne ñàkkul ne peut-être que am ay seerul ndox ñenn ñi boo waxee ñeneen amul fépp mais l'essentiel des doomu aadama am nañu ndox am nañu saabu de parce que ñàpp nañ ne même bu seeree am na ñoo xam ne it xam naa ne l'essentiel des populations mën nañu ko accéder te ñaar ñooñu buñ ci saxee muy cet ci dëkkuwaay cet suñu yaram te ku am lu la metti lu yaakaar la jaaxal na la wala lu sa yaram bu sudani nga dem kër docteur lu bare ci wàllu jàngoro yi nga xam ne te yi mooy yi ñu gis man wax naa ko yi mooy yu ñu gis yi mooy yu ñu gis yi am na ñu ko appel yoo xam ne xamuñu ko gisuñu ko ñaanuñu ko yàlla mais lu war a mën a am la surtout les maladies infectieuses donc ñu ciy bàyyi xel beaucoup sur ça di gën a déglu kër docteur je pense que buñ koy déglu duñu juum ci lu bare c'est vrai maintenant ci wàllu solidarité gi parce que man xeex bi comme xeexu ñëpp la war a doon il faudra ñu fexe ba foofu daal yëf yi déclic amee foofu quoi ci wàllu jàppante gi xam nga bu ñuy jàmbat toujours ci réew mi xaajaloo yu bari yi waaw benn Sénégal 16 millions d'habitants mais def nañ ko pratiquement fraction yu bari ñu baal ma ci waxin wi mais solidarité boobu mënut a ñàkk cette solidarité nationale aussi bien ci ñi jiite ñi nu jiite ak ñi nga xamante ni ñoo nu jiite ci wàllu diine ji il faut que ñun ñëpp ñu lëngoo xam nga
koo xamante ni bu la daanee wàll sa morom da ngay moytu mu daan sa morom. te alaaji boo xoolee tey ku ci nekk yaa ngi xool nooy protéger sa réew te protection réew bi ci njëkk. mooy jàmm ci réew. mooy solidarité. te solidarité mën na ko wax te waxuloo jàmm. je pense que li nga xam ne ku ci nekk war nga cee liggéey. muy man muy yow muy sama morom. ñu xam ne boo nekkee ci dëkk pour nga am pour mu neex ci yow mu dox il faut que day am jàmm. donc lu ñu mën a dox pour waxtaan jàmm doxal jàmm ku ci nekk jàpp ne jàmm gi ci yow la jóge avant mu jóge ci keneen. je pense que buñ ko defee ñun amuñu furul Sénégal wax nañ ko dañ koy waxaat amuñu furul Sénégal boo xoolee dëkk bu doxul rek mooy jàmm jëfu bari. Afrique centrale yi nekk ñu ngay dégg yu bari leen gën a sonal li tax feebar yu bari fa la doon jógee. dëgg la am na seen écosystème ci la bokk. Ebola bu muy am yàlla def na nañ liggéey nañu ci dëkk yu mel ni Guinée ak RDC dem nañ fa ci loolu. bu dee ci wàllu loolu la am na période ba nga xam ne instabilité bi ak ñàkk déggoo bi mooy tax par exemple boo demee ba Guinée bi mu fay soog a am. am na dëkk yoo xam ne boo fa demee ñenn ñi naan bu leen déglu ñii bu leen déglu nii. moo tax mu la woon fa. bu demee ba ñu bokk. et puis dimbal gi am te dimbal gi encore une fois mooy bu kenn xeeb dara. te wax ju neex sax sarax la. te wax ju neex sax dimbal la. dëgg la woote jàmm dimbal la je pense que c'est extrêmement important bu ñu bëggee génn ci bouleversement de ce monde là nañu yéenante jàmm di ko wax di ko doxee. képp ku la wax ne bul dox jàmm wala bul wax jàmm. attaquer diw wala waxal ak diw. defe naa ne bugg la parce que bu am problème fi la lay taxaw teral la. dëgg la donc nañu jàppalante suñu biir yéenante jàmm te surtout ñi man nañu dimbali ñi manul ñi. am na ñu man ñu ngi dimbali. dëgg la am na ñu man dimbaliwuñu loolooy dëgg ji am na ñoo xam ne ñi ngi dimbali mais peut-être yaakaar nañ leen jox doy na. fii dëkk bi dara doyu fi dañoo nekk ci dëkk ba nga xam ne li may wax man li ma wax laa gëm autorités yi ku mu munti doon foo mën a bokk jàpp naa ne yaa ngi def li nga man dañoo nekk ci dëkk yu nga xam ne seen loxo jotul seen ginnaaw. dëgg la yaa ngi fay dégg affaire vaccin bi ñu naan la ñi am ñi la du am par exemple ñi dugg nag duggul parce que xamula la ku ci nekk da ngay toppatoo sama ba pare te jàmm moo yor réew ak solidarité moo yor réew képp ku bëgg a defar réew te du jiitalu solidarité du dem donc nañu gën a jàppalante laaj Ousmane wax na ko docteur Ousmane ci nañuy gën a parce que effectivement on dit aux population bi ñenn ñi ne population dafa ñu waroon def mais ñenn ñi aussi pour man ñi man dëgg ñenn ñi ñëpp a ngi ñu bari ngi def nag mais am na pour ñàkkul na kenn koo xam ne moom mën na defal lu bari te def ko mi ngi toog peut-être dafa xamul mais buñ ko ci ñaaxee ñaan ko mu def te xam ne dina ci am nit ñi dinañ ci am yàlla et je pense que lu bari mën na sotti ouais te ñu jiital liggéey nag parce que boo xoolee ni àddina tëddee nii après tu te dis vraiment bu ñu yëgoon liggéey nag parce que depuis les années 60 ñu libéré ci waxin réew yu bari ci Afrique demunu dikkunu tey ji ñu wax yu vaccin yi ñu mel ni ñuy seetaan cinéma waaw mais parce que boo xoolee te encore une fois ñàkk liggéey bi moo waral lu neex te lu neex nag wax mais boo xoolee ñu ne tugal yi lu bari dañu cee raw boo xoolee ba tey vaccin yi ñu ngi koy dégg feneen li tax mu andi problème Afrique ñu dégguñu ko ñu bari gëbuñu ko parce que étude bi def yu bari defuñu ko fi dañuy topp secteur yu bari noonu la mooy encore une fois te liggéey bi je pense que mooy base lépp gis nga liggéey moo yoru réew bon parfois nag muy man muy El Hadj Assane muy Ousmane peut-être dañ koy wax te dañ ko sax duñ ko jëfee mais damaa yàpp ne nit ki liggéey parfois da ngay génn nit dafa sonn te boo xoolee heure bi ñuy liggéey dañ ko wax rek te yàlla tax day wàññeeku ci lu bari bariwul sax te nag loolu gaw ma ne mën na yor réew de mën na tax réew dem bu fekkee ku nekk li nga war a liggéey parce que man bala maa ak ne état daf maa war a defal man naa fexe ba li ma war sant ak moom ci liggéey ma defal ko nga def sa wareef ba pare bu boobaa bu état def lu mu war def man ma wax état ne ko defaloo lii mais donc ku ci nekk te bu boobaa état sax wala même autorité bu dul état buy ku munti doon même privé yi booy liggéey li ngay liggéey di nga dem ba xam ne dinañ defal lu mu war def gis nga El Hadj li force tubaab bi dëgg la diplôme am na solo trop mooy tax ñu jël la parfois mais boo xoolee diplôme mi la d'accord mi ne ma wan ma loo man ak nooy liggéeyee bu la évaluer du la évaluer ci am nga diplôme bu bees de day évaluer si ses performances moo tax ñoom dañuy def ci nga appelé job description mooy waxuñu la tout diplôme dañ naan la lii nga war a liggéey tant de heure xool à la fin ndax dañ société yi gën a avancé Sénégal mooy fi nga xam ne foofu la nit ñi gën a liggéeyee donc même sa biir kër boo ko liggéeyulee du dem du boo ko toogee naan boo defal naa kër ga ba pare jéeg pare na te continuer ñu koy liggéey du dem c'est extrêmement important très bien jamono yi ñu nekk nag foofu laay jeexale ak yow professeur ci wàllu cas communautaire yu bari yeeg yooyu da ngay dem ba ni fii vaccin rek xëy na moo d'ailleurs borom xam-xam yu mag dont le professeur Mboup wax nañu ko vaccin rek nag moo fi des c'est-à-dire ñàkk yi lu nu gën a mun a gaaw baral jéego yi
mu ñëw gën a yaatu ñu jot ci moo gën mu ko defee dina doon benn début de solution. man damaa gëm ne Alaaji Assane fépp luñ fuñ ne solution la te ñi ko fa wax am nañ ci firnde yu leer. dañ ko war a topp. ba ba ñuy gis leneen. te encore une fois dañ koy wax di ko répété waat képp ku jàngale médecine képp kuy jàngale médecine ku ciy liggéey. xam nga ne vaccin dafa bokk ci stratégie de lutte. li nit ñi mën a discuter kañ mooy ban vaccin la lu tax ñu jël bii efficacité bi ak innocuité bi loolu. mais professeur discussion dafay am benn temps mais mënuñ caa dëkk xool tey jii les pays occidentaux et autres ñoom ñu nga ca waxuma la ñàkku mais à des millions de personnes yu ni ñàkk di dem nit loo gis dafa am jamono mais mënoo dëkk ci xanaa werante wala même réflexion après la réflexion y a l'action. et puis wóolu sa njiit. wóolu sa ñi lay jiite. parce que tey ñoom information yi ñu am ñun amuñu ko. te encore une fois on le dit El Hadj yow doo mës a def waa RFM boobu yow yaay directeur ba. doo mos a def loo xam ne RFM boobu dafay am problème dañu woon dëgg rek. wala boo ko defee ba da ngaa xamul wala mais sa yéene ga lu baax la woon. donc pour man nañu am njortu ko rafet ci ku ci nekk ci ñun. ba gis ren te nit ki sax doy juum. parce que vaccin bi et puis c'est important aussi da ngay gis kenn ne la vaccin yi baax na mais kii bokkul rey na kii mais effet ak c'est-à-dire que efficacité bu 100% képp ku ne vaccin am na ko da koy nax. y a toujours des failles dans un système y compris masques yi tey masques yi ngay jël. am na ñoo xam ne dañ la masques yi baaxuñu. ñii ne la masque du tel baaxul. mais boo évaluer bala nga ne baaxul. bala nga ne baaxul jël la masque yi ba pare. waay et puis boo évaluer ñàkk yi ci àddina yëpp parce que boo nee sax benn réew rek ñu ne da nga fa ne taxaw tekk mais dale ko ci États-Unis ba ci occidentaux yi et tout boo xoolee def évaluation ñàkk yi xëy na pour le moment. déggoo loraange yooyu. déedéet te ñëpp mënuñoo juum nag. ca du benn vaccin ay vaccin la. te ñëpp mënuñoo juum. ñëpp borom xam-xam yëpp mënuñoo bokk juum. oui borom réew yëpp mënuñoo bokk juum wala bañ seen réew. très bien man damaa jàpp ne dafay nekk. tey lii lañ la ma fi nekk. nit ñi te encore une fois li ci am solo mooy déglu borom xam-xam ku ci nekk nag boo feebaroon tey allah yaasan bu caaxaan jeexee dëgg des. ku am feebar yenn bu la jaaxalee hôpital nga jëm. dëgg la te boo demee lii la docteur bi wax ngay def. waaw donc pourquoi maintenant pour un cas précis. ñu déglu ñeneen ñu dul docteur wala ñoo xam ne seen xam naa ci kii. peut-être que voilà information mooy loolu. mais je pense que ki nga xam ne boo jàqee ci fa ngay jëm ci wàllu santé li ma yaakaar bokk ci l'essentiel. am na foo xam ne bu la fa waxee déglu ko parce que sinon ëllëg bu dara xewee dina metti te encore une fois stratégie bépp bi nga xam ne te vaccin yi loolu la gars yi di wax. loolu la te ñenn ñu ngi ko les gens utilisent mais pourquoi ku ñu nekk defal ba gis leneen. donc dafay bokk ci arsenal bi donc encore une fois lu mu mënti doon. nañ ko def te bu ñu fàtte encore une fois les mesures barrières. bu ñu fàtte également ku ci sa yaram sutandi nga woote kër l'hôpital boo mënul dem nga woote ñu wax la li nga war a def. je pense que loolu képp ku waxul loolu mën naa dañoo juum de mais gëwuma ne danañ jub te li may bañ mooy ñu dem ba ci biir ne kon que ñun ne il faut ñu vacciné wu wala ci yow ñu jël li fekk c'est trop tard. kenn du xaar àddina bi nag amul montre bu fi taxaw di xaar kenn de. prudence fépp la am dëgg la. da ngay lang ci saxaar gi dem wala nga des ci gaar ba. wóolu nag ñi nga war a wóolu. déglu ñi nga war a déglu. ministère continuer def seen communication. parce que même vaccination bi am dañu continuer seen communication. gën a continuer di leeral lu bari. dégg naa ko sama collègue Tandakha déglu ma lépp nag parce que après rajo bi dafa coupé. professeur Tandakha mu ñuy wax. lu mel noonu nañ continuer di wax ba leeral askan wi bopp ñi mu leer ci lu bari. am na solo je pense que lu ñëpp bokk dañ koy waxtaanee. dëgg la pour l'intérêt de la population et l'intérêt général. bu ko defee bu appropriation amee sax nit ñi dem ñàkku ji nga xam ne doo ci sonn si sax faf parce que kaay muccal sa bakkan boo ca waxee ba géex ça veut dire que y a incompréhension quelque part. y a incompréhension et intox parfois là. malheureusement y a toujours intox te intox yi aussi je pense que nit ñi nañ ci bàyyi xel. yow li ngay wax mu leer na ne du sa domaine. man pour man humilité ak modestie. dafay wane ne li nga xamul. boo ci wax nga am ci retenu wax ci nag ku nekk am na ci xalaat. mais wax dëgg yàlla. nga bàyyi ñi ko xam ñu wax ba ngay gis leneen encore une fois ba ngeen gis leneen am firnde yu leer. loolu mooy honnêteté intellectuelle xam nga nit li nga xamul wala mënoo ko nga daal di nangu ne mënuma ko. te ñun ñëpp kenn xamul lépp rek gis nga même ci wàllu code docteur Alaaji Assane. ku xam lépp dee. nga baal même ci wàllu code docteur dëgg la wàllu code docteur. dafa am ku ma woo benn journaliste bu woo yaa 2 semaines dama bëgg ñu wax ci fièvre jaune ma ne ko xaw ma ci dara. vraiment mu leer naa ñu nag. xam naa li koy joxe. waay dama koy jàngale. oui mais du sama domaine boo xam ne mus naa ci liggéey wala ci wàllu laboratoire dama koy traité. beneen bopp lu ma la wax am naa yaakaar ne liggéey naa ci wala xam naa ci lu leer. c'est important. bu ma ci xamul
te loolu moo ci wàllu médecine noonu la waxuma la ak nag ci leneen lu ñi nga xam ne nag jeegawuñ ko ak médecine tey bu ñu doon affaire économie su ma ciy wax ne dama ciy démontrer dama expliquer ala yasan damay nax sama bopp rek ñi lay déglu sax duñ la naw duñ la naw dañuy nax sama bopp rek jërëjëf professeur Ndiaye jërëjëf ala yasan merci Daouda Ndiaye di koy gërëm bu baax di gërëm docteur Ousmane Gueye di leen ñaanal kenn lu jàmm c'est important ñiy def di def la ñu xam ak la ñu mën ku ne à sa place Ablaye Diop ci technique bi Mbaye Fall yore 4x4 yi bu ko defee boo ko inversé rek jox laay oto bi musiba am ambulance yi bu ñu yeboo daw may ko tali bi jërë ngeen jëf yàlla yàlla defal leen jàmm mbokk yi 9h sur la RFM ci kanam tuuti ñu ubbi leen antenne bi. ah Souleymane Niang di ko ñaanal jàmm ziar Mamadou Mouhamed Ndiaye Mouhamed ak turu màgg week ni mu fi def ci morceau Youssou Ndour yi moom xam naa bu ko digital gi génne woon fii toj Mouhamed Ndiaye da nga di ndaw rek ñu ngi leen di gërëm mbokk yi ci kóllëre gi ak kóolute gi ak RFM 88 628 14 14 ñu waxtaane réew mi. salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw kooku de sagu Thiès lay ngay woowee. kooku de Martin la wala sëñ Cheikh xaw ma nag Martin la de wala Cheikh. waaw sëñ Babacar waaw Martin la rek. Martin. waaw Martin la de. ah maa ngi lay ziar. waaw di la namm dégg naa da nga bëroon maa ngi wax gars yi est-ce que defoo yëfu cekkeen rek. bër gi sax bariwul de ak bër dëgg. waaye bër day mat waaye fanweeri fan laa ko waroon def. waaw da ciy baax nag quoi. maa la ko wax de. mais gars yi namoon nañ la trop. ça va maa leen raw. gars yi ñu ngi may woo sax naan ma yéen Thiès da ngeen a rafet bu fi Alaaji Asan kenn du leen dégg. waaw leen wax nit ragal péete day xañe wërsëg. day xañe wërsëg. billaay jàpp leen ko foofu rek. déedéet foofu Alaaji Asan yaa ngi waxtaanee si mbas mi. waaw li ñu naan boobu ba léegi yow jógoo ci. wante fii Thiès mbas mi bëgg fee dëkk. te bañ fee jóg. ñu ngi ñaan suñu autorités yi fi nekk. muy local ñeenti maire yi. bi commencement ba. première vague ba ñëwoon nañ mais Alaaji Asan boo toogee du masque du gel du dara. yenn association yu ndaw yi ñooy góorgóorlu code su mel ñun. artisans yi. def nañu suñuy caravane ñu ngi sensibiliser. ba keroog jël nañu 1000 max yóbbul ko. le gouverneur loolu te ndaw na mais suñu poste lañ ko jëlee. non am na solo ñu ngi leen di ñaan nañu jàppale askan bi. nañu parce que tey dama yërëm ku mel ni Cheikh Anta. parce que day wër moom maanaam dafa di journal boo xam ne day wër di dugg ci marché yi di dugg fi ne. dëgg la di xeex di marché di sensibiliser loolu mën na ko ci bañ a fekk. wax na ba soo doon waaye Thiès moom cas communautaire yi bari na de. mais Alaaji Asan dafa bëri man damay tiit chaque jour man Thiès rek lay déglu man bu ñu waxee Thiès a pare man pare naa ci parce que ñun Thiès la ñu dëkk. ñun ñoo ko war a mën a xeex parce que bu ñu ko fi yaatalee mu yaatu. wante ñun ñoo war a góorgóorlu. di nuyu la ministre le ministre. parce que keroog recevoir nañu muy docteur Pape Amadou Ndiaye. dimanche ba le recevoir nañu suñu mouvement bi. vraiment mi ngi ñuy sant di ñuy gërëm. mais lii ngeen nekk di sensibiliser ci mbas mi jóg leen parce que mooy seen intérêt fii ak mbas maa ngi fi yéen artisans yi yéen a gën a sonn. kon nag ñu ngi koy sant di ko gërëm Alaaji Asan am na solo jërëjëf tam ñu ngi lay jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm. kontaan naa merci beaucoup di ziar waa Thiès yëpp. di wax rek ñu gën a góorgóorlu ndax mbas mi moom dafay daggalay activité yi bu dogee poos yi dog jamono xatoon na ba noppi borom kër yi sëngeem asalaamaaleykum. allo Diassane maa ngi lay nuyu Moustapha Mbaye la 313. ñu ngi ziar sëñ Moustapha. di la ñaanal tawféex. yàlla gën a saafara yaram bi. amiin ñu bokk lépp. doon nañ ñaan nag ndax ne woon nañ ci kuréel gi di la ñaanal. wér ak wérle. moo tax yegg si na sëñ Moustapha moom bu ñaanee rek moo am. jërëjëf malal nag dóor nañ ko ay bomb yu ne nag kon nee naa fii laa toog di ko dóor ay bomb rek moom ak kii. moom ak malal ak ay ndoy baa nag aba ñoom vraiment. ay aba kër gi dafa am ñoo xam ne man dama leen a bërgal officiellement. nit ñi ñooy ko ne wax nii rek mais yàlla xam na ni Malal Abba Ndoye Bane Mouhamed Ndiaye dafa am ñoo xam ni Babacar Fall dama leen a bërgal. surtout Ndoye nag Ndoye man li ma jaaxal ci suuf lay wax di mais Babacar a koy jàppale damaa xamul loolu lu ko waral nag. yal na yàlla doolu jàmm te may la wér. may ko ñëpp amiin yaa rabbi def ko ci Sénégal di wax rek ni El Hadj Assane toujours nit ñi dañu am jaaxle ci vaccin bi. ñu gën a tegaat nit ñi ci raay bi tegaat leen ci yoon ñu war a wax génn wax expliquer nit ñi lan moo waral ñu bëgg vacciner nit ñi te doote ci jàmm lay dal. parce que xel yi nëx na nit ñi nekk ci àll bi nekk ci internet bi yàq nañ xel yi ba nit ñi amatuñu fitu xalaata dem ñàkku. ñu war a wax nañ génn nit ñi ñu xam ne defe naa ñii fi nekk ñi docteur yi jàpp nañ ne bugguluñ nit ñi luy waral ne ñoom duñu xamal nit ñi ne
vaccin bi jaar na yoon wala tege na ci yoon. Sénégal nag moo toll foofu. ku ne day wax ku war a ta wax du wax ku nu war a jox paral dégg ko micro dañ koy dégg micro. muy wax nu ko neexee ne nit ñi am ak ràññeetle. xam nga li tubaab di wax paresse intellectuelle. xam nga ak tayel ci sa wàllum xel ak xeltu weesuwul ñu lay wax yenn ki la koy wax sax da nga naan man kii est-ce que weg na ma kii ñëw di bëgg a dugal li sama bopp bi jàppewu ma nit xëy na bu jàppoon ni man maa ngi tàggat sama xel comme moom c'est-à-dire que en toute chose nag du rek ci ñàkk bi ci wàllu nanu yoree sa réew gox ba nga ne mairie ba maire ba ndax mu ngi liggéeyam déet le ministre et cetera justice bii nuy wax naan Sénégal amul justice solal sa daal nga dem ba ca juge nga wax leen sa problème parce que ils sont payés pour ça nga liggéey loo leen nga ba pare sooga nag yow yor say critique waaye toog sa kër rek internet bi paasu 1000 francs ngay wax rek di critiquer dafa yomb ça veut dire que li ko indi yëpp moom mooy ñi nga xamante ne ñoo war a jël matuwaay yooyu tamit ñoom dañoo dese fës ci nit ñi. des fois da ngay dem pour nga accéder ci ñoom sax problème la. da ngay toog di xaar wala nga wax nit ki tey jii da nga koy woo sax di ko wax du la jël sa téléphone. soo demee ca mairie bi war a gis maire ba pour nga gis ko problème la. Sénégalais yi loolu mooy seen problème ci biir yëf yi. moo tax nag jaaxle googu moo ñu jàpp. xamuñu tànneef rek gis nga tànneef ak jiite. d'ailleurs lañ lay laaj ëllëg yow sa diggante ak sa borom boo xamoon responsabilité ba. di nga ubbeeku wax ak nit ñi ba pare def ca la nga mën nag parce que nit mënul lépp nag. dëgg la. Alaaji Asan xanaa dem na ba ci diine sax. ki lay wax suñu borom defe na li nga xam génne ko. pour nit ñi xam ko parce que bu ëllëg layoo dañ koy layoo. waaye buy bu tojul kon ñoom tamit ñu bàyyi loolu xel ñoom ñi nga xam ne ñoo jiite nit ñi la war ci ñoom ñu dem di ko def ci nit ñi su ko defee bu ëllëgee suñ layoo jotee di nga ma xam looy layoo. sinon nga xaar leen ca taatu ndaa la rek ndax ñi fi falu woon PS daanu nanu PDS daanu ñii. yàlla moo xam kañ la diir bi jeex ak ñiy ñëw ëllëg ak gannaaw ëllëg voilà très bien addina moom. cycle la cycle. maa ngi lay gërëm sëñ Moustapha. jërëjëf kontaan naa trop macha allah alhamdulilah Mbaye alhamdulilah 9h08 88 628 14 14 asalaamaaleykum. Alaaji Assane na nga def. maa ngi sant yàlla bu baax. Ousmane Dem la Port-Gentil Gabon. ñu ngi ziar bu baax sëñ Ousmane. alhamdulilah ma ne Alaaji Assane. waaw. ñun de dañoo ñëwaat ci couvre-feu 18h. takk masque fal force. amul sax def si sikkim si da nga koy def si sa bakkan même sa sikkim boo ko defee dañ lay jàpp. da nga koy takk force ñoom ñëpp ñoo wàcc si mbedd mi nag di surveiller. mais est-ce que am na résultat Gabon est-ce que wàcc na mbas mi foofu wala mu ngi faat ñu bari. wax dëgg yàlla. oh là là sëñ Ousmane mais moom du fi gëj dina ñëwaat incha allah Gabon lay faral di woote. on voudrait juste savoir ndax effectivement mesures yooyu nga xam ne yu dang yu dëgër la am na résultat sur le terrain. yor masque rek bàyyi ko sa sikkim di dem kenn xamul lu mu dafay yàq sax esthétique sax Ablaye. salaamaaleykum waaleykum salaam. Alaaji Assane ñu ngi ziar bu baax. yàlla na wootee Richard Toll. bisimilah. Sarr la Malick. sëñ Malick ñu ngi ziar. waaw ñu ngi lay delloo ziar ñu ngi lay delloo ziar bu baax. c'est di wax ci mbir mi rek li gars yi di wax à chaque fois nii ni ngi ci mbas mi mais mbas mi aussi ñi ciy nekk ñoo ñu dimbaliwul xam nga dafa am loo xam ne bu yoree tey bu ñu ñëwoon présidentiel. ñi bëgg a jël loolu boog ñi bëgg a jël réew mi dinañu daw dugg fu nekk dem ci nit ñi mais pourquoi ñoom en échange mën ñu def noonu ngir dimbali nit ñi. et puis les politiques ñoom dañu yaakaar ñoom ce sont des saints. ñoom ay maanaam religion la quoi léegi. te normalement Sénégal gis nga comme li nga wax léegi waa ji man su ma amee soxla dama war a dem fi ma ko war a fajee ma faj ko waruma ci xaar dara. mais léegi man su ma demee foofu di ko faj ñoom duñ ma sax considérer duñu xam exactement parce que am na nu may ñëwee naan kii de xaw ma ko. il faut ñu xam Alaaji Assane pour toppatoo ko ay mbiram. c'est retard bi ñu am ci réew mi moo metti dañu am retard bi metti vaccin yeeg yeneen ak yeneen si même bu dul Covid bi mais ce retard là taxawaay citoyen moo koy réduire xam nga nit ñi tamit man pour man mënu ma comprendre nit ki nga bëgg a toog bëgg yi fi dox nag mun da ngay jóg nag sol sa daal dem wallaay loolu dëgg la am naa ci yow man boo gisee may wax wàllu justice c'est-à-dire que du man en individualité non bu fekkoon non dama wax sax may seulement da nga terminer foofu ak waaji rek moo tax il faut que les gens soient beaucoup plus exigeants par rapport ak seen dirigeants yi maanaam ñu liggéey loo leen exactement di leen évaluer di leen teg bët mais boo tëddee sa kër di nelaw yor sa internet di fo di caaxaan réew mi léegi kafkat yi ñoo même les réseaux sociaux lépp lu ci war jaar dañu ko contrôler aussi voilà parce que man mënuma am ndey ak baay di jàpp ndey ak baay jàmbur di ko saaga di ko wax leen lu ñaaw def lu la neex parce que dara du la ca fekk moo tax dara la ca fekkul rek moo tax exactement wala parce que boo amee bàjjen bu nekk ci kaw boo defee dara ñu génne la ci wala ni jaay moo tax nag Covid du fi jóge beneen feebar du fi jóge ndax suñu xol yi ñoo moo defaruwul du yomb jërëjëf kon ñu nekk ay jullit dëgg wala ñu nekk ay religieux dëgg pour mën a génn ci yenn am na solo sëñ Alaaji Malick jërëjëf am na solo nit ñi ñuy waxal ñuy fàttaliku ne ay nit mbokk lañu waaw nit ku mën a doon
dafa am soxna am ay dëkkandoo am ay goro am ay mbokk am ay soppe di ci wax yu bon yenn ci niveau boobu nag la Sénégal toll niveau boo xamante ne Ablaye ñu baal ma dafa mel ne xeexu xam naa wax ji du rafet nag gis nga xeexu mbaam xuux kenn du set xeexu mbaam xuux bu ñu génnee ñun ñëppay tilim pënd salte te loolu baaxul mooy bataille boo xam au niveau des caniveaux la ñuy yeggee ñun ñëpp ku ne am nga mbalit booy nëbb yàlla di la ko muural asalaamaaleykum 88 628 14 14 rajo RFM Ablaye kooku dafa mel ni am teewlu amul bu keneen mu ne dugg rek ci kanam en attendant ñu déglu Youssou Ndour ci wax ju am solo liggéey jamono liggéey la ñu ne muy góor di jigéen waaw ndongali Ndour waxee na ko nu ne moom it àddina liggéey ngir sàmm sa ngor mën a jaamu yàlla bañ a jaamu nit asalaamaaleykum. waaleykum salaam El Hadj Assane. ñu ngi lay ziar sëñ bi. ça va bien Ablaye Ndiaye la. sëñ Ablaye ñu ngi lay ziar bu baax. ñu ngi lay ziar bu baax a baax. jërëjëf Ndiaye. alhamdulilah. bisimilah El Hadj Assane man si mbas mi rek laay wax quoi. respect mesures barrières yi. parce que tey si suba may xëy damay déglu benn rajo étrangère. mu wax ne le Covid il faudra vivre longtemps avec. oui. waaw donc il faut apprendre à vivre avec le Covid. dëgg la. donc dès l'instant que loolu am na même sur le plan mondial. mais donc war nañoo mën a libérer nit ñi. donc mais respect mesures barrières yi. oui oui. dindi couvre-feu yi. respect mesures barrières. dëgg la. waaw oto yi ñu réglementé leen. waaw et puis c'est tout loolu vaccin yi ñëw ñu fexe vaccin yi. ñu commencé ñàkk rek waaw régler problème bi. loolu la rek loolu lépp daal vaccin yi ñëw ñu vacciné wu. dëgg la. et puis ñu passé à autre chose quoi. li nga wax léegi ci dëkk bi jikko yi kii de caniveau la parce que loolu la quoi mais parce que nit ñi lu bon la ñuy génne. lu baax ñu bàyyi. alors nit ki nañuy wax li baax. li bon ñu teg ko doole. dëgg la. waaw ça veut pas dire que nag ne da ngay taxaw rek ne par exemple est-ce que lii lépp dox na non loolu mais nit ki doo ko bañ am na foo war a egg moom foofu mooy li nga wax débat de caniveau man du ma dugg ci débat yooyu jamais de la vie waaw dëgg la ñuy wax loo xamante ne dafay arranger réew mi dafay jëriñ réew mi surtout ça bu tàkkee ñun la tàkkal bu baaxee ñun la baax. c'est très important les enjeux de développement vraiment de ci àddina laax de waxuma sax Sénégal rek waaw fi àddina toll wax dëgg yàlla ku tal leneen rek ça veut dire que yow comprendre fi àddina toll mais effectivement la yasal actuellement ku nekk ci kër nga jógee xale yi nekk fa am war a am liggéey amuñu liggéey li nit ñi war a xam mooy nan fexe ba nit ñi xale yi am liggéey ñu liggéey réew mi nag mais yooyu xale tam nañu am fu lay doon des jeunes citoyens effectivement am taxawaay citoyen di toppatoo seen avenir bañ a topp ñi nga xam ne ils ont leur avenir derrière eux waaw exigence taxaw ci la classe politique ne leen nan ngeen bëgg a defar pour la population bu leen faloo nangam ak nangam lanka doon cher à kano ku mën a doon nag lanka doon cher à kano nit ñi voilà loolu tam jeunesse bu am conscience exactement très bien jërëjëf bu baax di la remercier jërëjëf Ndiaye jërëjëf sëñ Ablaye amin ñu bokk lépp 88 628 14 14 RFM asalaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi lay ziar sëñ bi. Alhaji Assane maa ngi lay dolli ziar bu baax. jërëjëf. Moussa El Bachir Seck maa ngi lay woowee Touba. jërëjëf sëñ Seck bisimilah. nga may ma rek une seconde ma jaali ziar waa Medina Baye. ci suñu mbokk moom nga xam ne moom lañ ñàkk ñun ñëpp. sëñ Mansour Niass waay. sëñ Mansour Niass. ñaan yàlla. ay leeram. miin yaar wi. xarit àddina tasuñ ci barkeem. amiin. sànq nag wax nga lu am solo muy exigence citoyenne. waaye El Hadj Assane gis nga exigence citoyenne politique yi dañu yàq terrain bi ba nga xam ni. te yow boo jugoon sax bëgg a affiché en tant que citoyen pour des actions concrètes yu mën a impacter directement sur la vie et le bien-être des populations mënatuñ laa gëm. loolu ñu da ngay politique. loolu yaa ma ko gën a xam bi ci des mooy. waxoon naa ko il faut ma rappeler waat ko. gis nga taxawal nañ ay comité national de gestion def ay comité de gestion locale. comité de gestion locale yi encore une fois de plus. kenn gisu leen. parce que yow li ngay nit ñi sama classe bi nga xam ne dinañ xëy xam information du jour. xam le nombre de cas le nombre de nouveaux cas le nombre de nouveaux décès et cetera et cetera. bu passé li ngeen di def nii.
bu subaati kenn dootu waxtaani Covid ci ruq-ruqaan yi. moo tax relais yi baax quoi il faut relayer. voilà foofu laa bëggoon waxee bu fekkoonte ne nag comité de gestion locale yi. moom mooy relayer. c'est-à-dire mu am un suivi régulier et continu. oui mu am un système de suivi évaluation sur place. boo xam ne dina mën a tax affaire bi chaque jour que jëfee muy nekk ci bopp nit ñi ñuy xam ne ñu ngi fi. mais tey dañuy seetlu benn affaire. bind mail parce que citoyen tamit bu action bu ànd ak autorité bu koy dooleel. mais bu am fulla man mii di wax yow à chaque fois que jëfee damay def ay constat bëgg entendre ay action da ngay envoyé mail le médecin chef du district régional wala au niveau district sanitaire yi au niveau local. mais duñ répondre sax duñ la faale. waaw loolu moom vraiment c'est pas encourageant c'est pas encourageant xam nga nit ki da ngay xam fa nga ne la la fa tax a toog daal. voilà léegi nag su boobaa dafa mel ni ñoom li leen di intéressé il faut ñu wax ko nag. réunion coordination. wóor nañ ni gars yi ñëw nañ jël nañ di. télé yi ñëw. télé yi ñëw rajo yi ñëw. mu jeex malheureusement gistal rek. malheureusement donc il faut tamit nag bu fekkente ni. li may wax rek toujours bala ngeen naa moom da nga fay ne. maa la ko wax de. toujours bu fekkee dañ laa teg fenn pour nga liggéey li la tax a jóg. da nga koy def ba mu sëkk. dëgg la jërëjëf Seck jërëjëf. te ña leen fay teggi di def ay évaluation bu njëkkaan loolu rek moo taxoon Sénégal réglé ay inspection de temps en temps. di jaaraat ci yëf yi di xool gars yi nañ toogee parce que am na ñoo xam ne boo leen falee fàtte leen waaw di dàqee sax Ablaye di dàqee dafa xam nga loolu nit ñi di tiit lu am lu ñuy tiit waaw chaque conseil des ministres rek nit ñi mel ni ñu toog ci nen dafa baax cim réew waaye fal la rek 7 ans bala fa rek fàtte la mais la routine s'installe. asalaamaaleykum dernier auditeur. waaleykum salaam wa rahmatulah. ñu ngi lay ziar sëñ bi. waaw fan lay Babou Tëngéej. sëñ Babou bisimilah. ñu ngi lay ziar Alaaji Assane man benn suggestion doo laa doon def. waaw. moo di gis nga mbas mi li tax mu multiplié wu triplé wu sax dañu moom la ñuy wax. gis nga couvre-feu bi mu deuxième couvre-feu bi mu commencé ak léegi. calculer li nga xamante ne léegi moo fi am ci cas ak li ñu ne cas yi dañuy yokku. li ko waral mooy couvre-feu bi la. gis nga Alaaji Assane boo toogee ba 16h jot. dëgg la. nga dem dans les garages. mais c'est vrai wala les points de ralliement. nga xam ne nit ñi tàncaloo nit ñi xat-xatloo. affaire yi di jël ay oto yoo xam dañuy jël plus de 70 personnes. dëgg la. tàncaloo ci pendant 2 heures de temps wala 3 heures de temps di daw diggante Dakar ak Tëngéej man Tëngéej laa dëkk. mais sëñ bi man jërëjëf may jaral waxtu bu ma amee soxla Ndakaaru parce que jóge Tëngéej jëm Ndakaaru je préfère dem jël taxi. dem Ndakaaru may jël taxi ñu gis. te du ñëpp am njëgu taxi. déedéet waaw voilà. loolu laay wax ni waaw du ñëpp ko am. donc voilà te ñëpp bëgg a dem nag waaw. ñëpp bëgg a dem. nga gis oto yoo xam ne dañuy rafetlu man sama yaram day daw. bu ëllëgee bu ñu joxee tendance bi. tendance bi lay gën a toog. waay waay waay. ñi nga xamante ni ñoo décrété loolu seen i auto climatiseur la ñuy dugg. dugg seen i bureau climatiseur dem seen kër salon yi climatiseur seen chambre à coucher climatiseur seen i doom bu ñuy jàngi oto bu climatiseur moo leen di yóbbu. du ñu raj-rajloo ci oto yi du ñu xamuñu lu xew ci dëkk bi. nañu dimbali nit ñi ñu. mais je pense que ba ci prochaine évaluation yooyu dina ci bokk xam naa incha allah ñoom comme. parce que comme ni ma ko waxee mbas mi moo tëradi léegi il faut dogal yi tëradi mënoo rek sanc fenn wala nga am kersa bañ caa jóg ne lii loo gis ne baaxul da nga koy teel a sànni taxaw ca la ca des. voilà waaw je pense bien. boo calculer les deux tendances les deux couvre-feu. nga calculer tendance bu njëkk bi ak tendance bu mujj bi di ko triplé. nga xam ne am na lu xew am na beneen fuite waaw am na fu yëf yi di fuitee feneen waaw bu ñu war a xool. dëgg la ñu ngi lay sant di sant ñëpp ñu bëggoon dugg ci jot gi mayewu ko ndax waa xalaasa gi ñëw ca comme ni ma ko waxee c'est l'équipe bu nu bërgal ci kër gi ñoo xamante ni ñoom amuñu teggin amuñu yar waaye nag àddina ak seen kanam Ablaye ak a baax am yar ak teggin ak ragal nit naan dama am fit jaruta bàkkoo nit da ngay am looy ragal bul jaar fii teggil ca yoon wa ca des ko mooy ñu toroxal la rek ci ay yuuxu nag am na lu ko gën ay daw am na lu ko gën mooy moytu ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm di jéggalooti ñëpp di gërëm soxna Yacine Pouy bu service digital bu groupe Futurs Médias Yacine jërëjëf Alaaji Njogu Jéen ci wàllu réalisation bi Abdoulaye Diop ci technique bi 10h Mamadou Mohamed Ndiaye
Ajaratu Awa Mbaye ak le ministère de la santé ak docteur Mamadou Ndiaye ñu yendu ak jàmm.